ginnaaw lu tolloog juróomi jogante ñu amal benn ndam sax amuñu ko ci ñaari défaite ñetti match nul yoo xam ne jot nañ ko am. Liverpool niki démb mën naa am ab sigi ci kanamam ginnaaw bu mu doon jogante ak équipe bi nga xamante ni moo di Tottenham mu nekkoon ab duel bu doon dox ci diggante Mourinho di coach bu Tottenham ak kili nga xamante ni moo di Jurgen Klopp di coach bu Liverpool. jogante bi ni mel démb ñu bare bari doon ko xaare nekk duel bu mag a mag waaye tamit ki nga xam ne moo di Tottenham daanaka lu toll ak ñeenti jogante ñàkkul benn match. Liverpool juróom jotewul ci gagné benn match. loolu moo nekkoon jogante démb bi mu mel ni daal il fallait Sadio Mané daal di yeewu ngir rek yeewaale ñi nga xamante ni ñoo di champion bu Angleterre. démb benn but la dugal teg ci benn passe décisif loolu may ko mu nekk homme du match waaye tamit may Liverpool mu daal di nekk dellu si waat ci ndam. Sadio Mané ni ki démb daanaka bu ñu yeboon ni Liverpool dafa daal di confirmer maanaam cëslaay bi nga xam ne am na ko ci kanamu ndaw yi di ndaw yi ay José Mourinho. mooy de octobre 2017 ba léegi ni Liverpool ñàkkul ci kanamu Tottenham loolu di dëgg rek ne Liverpool mooy gën di wane li nga xamante ni moo di rek taxawaayam. ci bu njëkk bi ginnaaw bi nga xamante ni daal nañu mëne ci biir jogante boobule Roberto Firmino moo daal di ubbi lu ñëwal score bi ci bu ñu tolloo ci 45 minutes ci passe bu nga xamante ni mu ngi amee par Sadio Mané. loolu may ñi nga xamante ni ñoo di ndaw Jurgen Klopp bi ñu daal di dugal but bu ñu génne ci li nga xam ne moo di maanaam deuxième mi-temps bi juste après 46e minute Alexandre Arnold moom tamit daal di dugal li nga xamante ni moo di but boobule. Alexandre Arnold boobule amalaat beneen passe bu exceptionnel ci kanamu ki nga xam ne moo di Sadio Mané loolu may ko moom tamit mu daal di dugal ab but ñu toll ci 3-1. match boobule noonu lay daal di jeexee. waaye ci biir jogante bi am solo gi mu am solo bokk na ci tamit taxawalin ak jéego bi nga xamante ni Sadio Mané daal dina ko amal tukki ci carrière am ba ci sax na fu nga xam ne moo di Liverpool. jógee Red Bull Salzbourg ñëw Southampton jógee Southampton daal di dem Angleterre ci fële nga xamante ni moo di ci Liverpool. loolu may ko tey mu jiitu ab champion bu mag dugalkat bu mag mu di Luis Suarez amul lu toll ci 69 réalisation. Sadio Mané ni ki démb daal di ko romb wax am lu toll ci 70 réalisation yoo xam ne daal dina ko dugal. loolu may ko mu amaale lu toll ci maanaam juróom-ñaari but ak tamit ñetti passe décisif yoo xamante ni amal na ko. ci bu ñu fàttale ko Sadio Mané bitam bu mujj dugal mu ngi doxoon seen diggante ak West Brom match boobu la daal di tembo ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre bi ñu génn. fu mu toll ni daal na am juróom-ñaari but ak ñetti passe décisif waaye nag daal di tenir Liverpool ba mu dellu si waat di savourer li nga xamante ni moo di victoire. Sadio Mané ginnaaw bu mu jiitoo ki nga xamante ni moo di Luis Suarez Uruguay boobu nga xam ne 2011 bu 2014 mu def ko Liverpool dugal fa ay but yu bëree bëri. loolu nag may na fu mu toll nii ki nga xamante ni moo di Sadio Mané bu ñu ko boolee am na lu toll ci 91 buts Premier League waaye tamit ñaar fukk ak benn yoo xam ne moom la dugal fële ci Southampton ak tamit 70 buts yoo xam ne moom la dugal ak Liverpool. mu nekk donc ñeenteel meilleur buteur africain bu ñu sukkandikoo ci taarixu li nga xam ne moo di football Premier League ci ñi nga xam ne ñu dëkk ci dendoo Afrique. fu mu toll nii mu daal di rek am lu tolloog daanaka ñetti but devancé ki nga xam ne moo di Mohamed Salah am 88 buts waaye ba léegi nekk ci kanamu ñi nga xamante ni ñoo di rek yeneen africain yi. Liverpool démb wane boppam amaat beneen ndam bu am solo loolu di wane ne mën nañu dellu si waat ci lu ñëwal li nga xam ne moo di seen xëccoo tukkee ci li nga xamante ni moom moo di classement boobule. waaye bu ñu sukkandikoo bu baax a baax ci résultat bi nga xam ne amal na ko démb may ko rek mu daal di desandi ci 4e place bi am na tollu ci 37 points. 3e Leicester City am 39 points. 2e Manchester United 40 points. 1er di Manchester City 41 rawi Liverpool lu toll ci ñeenti points waaye am match retard boo xam ne war na ko football. ba léegi itam même bu xel desandiwul ci ginnaawam di Liverpool ñi ci topp di West Ham 35 points. Tottenham 33. Everton 33 moom tamit ñaar ñooñu de Everton am ñaari match retard Tottenham am lu toll ci benn match retard. Chelsea nekk ci 8e classement bi am lu toll ci 30 points. Arsenal moom tamit ba léegi yegseegul ci Big Four bi ndax mu ngi ci 10e place mu ngi ci 9e place am lu toll ci 30 points. ki nekk ci ginnaawam am lu toll ci 29 points am ñaari match retard di Aston Villa am ñaar fukki poñ ak juróom-ñeent. Southampton ñaar fukki poñ ak juróom-ñeent ak benn match retard. Leeds United moo ci topp moom tamit ci 12e place bi am lu toll ci 26 points. Wolverhampton
moom tamit toll ci 13e place avec 23 points. Crystal Palace 23. Burnley am lu toll ci 22 points ak benn match retard. Newcastle 19 points. Brighton 18 points. Fulham 18e place avec 13 points. West Brom am lu toll ci 11 points nekk 19e. Sheffield United 20e am lu toll ci 8 points. mu nekk jogante yoo xamante ni du am solo la ci lu ñëwal li nga xam ne moo di 30e journée bi ñu war a amal jogante yu bare bari moo ci nekk waaye tamit métti lool. bokk na ci jogante bi war a am samedi 30 janvier mu di Everton ak Newcastle bu 12h jotee 12h30 jotee. Crystal Palace ak Wolverhampton 15h. Manchester City ak Sheffield United. West Brom Albion ak Fulham 15h. Arsenal war a laaleeg Manchester United. Southampton war a laaleeg Aston Villa bu 20h jotee. Arsenal Manchester 17h30. ëllëg ci dimanche ja Chelsea ak Burnley war a laale Leicester City 12h jotee. Leicester City ak Leeds United 14h. West Ham ak Liverpool 16h30 jotee. Brighton ak Tottenham war a laale bu 19h jotee. mu di jongante yoo xam ne yu am solo la ñu koy xaarandi ci li nga xamante ni moo di championnat bu Angleterre di Premier League.